nuy naa leen bu baax a baax am internetu Dakar Buzz di amaat mbégte jonowaat ak yéen ci Buzz de la semaine ni ñu ko tàmm di defee bu ngeen taaxiloo sa lëf ma xuus ak yéen ci faram fàcceeg li jot a xuus ci ay xabaar gën a fës ci biir semaine bi. Moustapha Diouf Lambaye di membre Pastef doon it responsable ca Touba mooy xamle ne ay bés ngi ñuy dégg ñu naan Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly dafa stressé ndax dañu ko sonal ca kaso ba waral moom ak Serigne Assane Mbacké ñu dem fa xooli ko waxtaan ak moom mu xamal leen ci gémmiñam ni ba ñuy woo prisonniers yi ba yegsi si moom mu wuyoo Mbacké pénitencier yi dañu ni ko rek ay Mbacké yu ni mel amul fii gannaaw loolu nag ñu xeex ak moom ngir toroxal ko xokkatal ko fa Moustapha nee na dañu jàpp ni mouridisme la ñuy xeex waral ñuy def loolu yëpp ngir sooxeel législative yi teg na ci ne rek lu ëpp téeméeri nit lañu ko booleel ci benn néeg te ay député wu APR nekk fa am néeg yu baax bu leen ay gan seetsee sax ci biir ay salle la ju leen di dalal Maître El Hadji Diouf àdduna ci 23 juin di wax ne rek dafa mel ne seen indépendance te lu rëy la woon ba tax ne rek kenn mënu ko tilimal dañu wëyal événement yo ba njeexantalu nguuruk Abdoulaye Wade gi bokkul benn yoon ak xew-xew yi di am jamono ji bëgg a daaneel Sénégal sunu réew ay milliards lay gagné te lañu ko wóolu ndax dal gi fi am looloo tax rek ñu mën a am TER am BRT am péage am stade Abdoulaye Wade am Dakar Arena ak université yu bees yeeg hôpitaux yi Sénégal mi ngi ci yoonu émergence waaye daal Sonko ak ñooñam ay mercenaires lañu yu di liggéeyal ay pétrolier yu mag ngir rek moome sunu pétrole geeg sunu alal maître nee na ñooñu ñëpp ay sàcc lañu. Astou Fall moo faat Adama Diop may gu nekk juróomi at ga ju fekkoon mu ñàkk bakkanam ci benn tabax bu pareegul fu fecc diwaanu Sébikotane joxe na nag yeneen i xibaar ci ñaawteef ga mu def gannaaw ba mu dee tante ci xale bi Astou Fall wax na l'enquêteur yi ne rek dafa taxawoon temm ne dana faat Adama Diop ndax nee na bu weesoo la mu bëggoon na naqaral yaayu xale bi itam da daanam dëgg saay su ne ci kaw doomam bi ñëpp a doon ko faral mu di lu ko métti woon lool Astou Fall juge bu juróom-ñaareelu cabinet ba nga koy toppee assassinat ba muy tuulee nag diiru dundam lay tëdd ba ñu ko njëkkee woon déglu dafa ni woon rek paaka waañ la faatee xale bi te da koo wàcce bésu le 13 juin googu la fob doomam ne Adama na ko topp ay boori 18h la woon xale ba daal koy topp ba mu xam ne ni rek kenn gisu ko ci la duggee ak moom ci bâtiment gi teg doomam ci suuf tëral Adama daal koy yar rendi Astou Fall nag nee na ba mu tegee paaka ci putu xale bi da doon fipp waaye daal ci la ñàkkee contrôle am daal koy def jëf ju ñaaw ja meexu Ndakaaru gi ma nga woon ci émission Faram Facce ga Pape Ngagne Ndiaye di amal Barthélémy Diaz xam le na ne nag Khalifa Sall moo di candidat am ci présidentielle 2024 gi nee na nag bu sampul ndëndëm mu jàppale njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko muy wéyal naan Sonko da koo taxaw ci élection municipale départementale ya woon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi weesu Barthélémy wax na it ne rek am na mbëbëtu jiite réew pa Sénégal ba tey ci google émission Barthélémy Diaz xam le na fa ni rek nguurug Sénégal gi àndul ci la mu recruter Guy Marius Sagna ak ex capitaine Touré war a rek ñu bloqué seen ay salaire ministre des collectivités territoriales moom Omar Gueye xam le na ni bloqué wuñu benn salaire ci janoom baak taskatu xabaar yi nee na nag problème ba moo di lan la maire bi respecté wul organigramme type bu cabinet ba tëral niki noonu nag mu ni bu ñu recruter mu ñàkk yemoo ko organigramme type bi benn inspecteur du travail du viser contrat bi benn percepteur municipal itam du jàll ci paiement bi maanaam daal ci gàttal boo muy tuulee gi ak Touré duñu jot seen ay salaire altine lañu sàccoon xale bi di bébé Aïda toll ci at genn wàllu dongu dëkk Pikine tali bu mag ba ak léegi nag kenn gisu ko l'enquêteur ya saytu nañu vidéo ya caméra de surveillance agence Cofina ca marché Zing filmé ca biir ñu di gis ndaw sa fopp bébé Aïda sëgg di waxu yu tàng am na soxna suñu njëkkoon teg loxo ci mbir mi waaye daal dañu ko bàyyiwaat ndax amuñu ay firnde ni ko libération doon na xamle fi mu ne nii nag police a ngi ci piste bu dëgër waaye écarté nañu piste criminelle bi yëf yi nag dafay xaw a méngoo ko bu gune gi caane atum 2017 gune googu nag tolloon jamono jooju ci rek fukki weer ak juróom-ñaar dafa réeroon ca jàmmalaay bésu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril at moomee ci appelu laayeen ya bésu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai la ko dik gis ca Saalum gën kaa jege rek ca Ngeexoox ñu jàppoon borom kër ga soxnaam ak seen doom ba ko sàccoon juge ba dàkkaat na procès wu Ahmed Aïdara ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi yem ak bés ba ñu waraate naataangoom
jile di Mame Diarra Fam ak rek Déthié Fall. Parquet ba moo ni woon nañu ko dàq ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent mu di lu ay avocat wu meeru Guédiawaye gi bañoon ndax dañu bëggoon rek ñu wëyal audience ga mujj gi njiital séance ga wëy ci bëgg-bëggi substitut procureur gi lu ëpp 84 personnes la ñu war a àtte ci yooyu le tuuma aljuma la ñu leen jàppoon ca ndajam kuréelu Yewwi Askan Wi ga yoon na tere woon Ahmed Aïdara dafay delluwaat kaso di ndëgandiku procès ga la ñu di ko toppee mi ngi yemook la mu bokk rek ci google manifestation provocation d'un attroupement ak trouble à l'ordre public. Njiital Moustarchidine moom Serigne Moustapha Sy daal di woon nay rek yëkkati ay kaddu jëmale ci kuréelu kujje gi fii ci Sénégal. L'Observateur di xamle ni rek kilifa gaa nga biral kaddu ya ci xew-xew sargal ga ñu ko jagleloon gaaw gi weesu dooleel na leaderu Yewwi Askan Wi di wax ni rek xeex bi Yewwi di xeex bu anto askan wi lay dimbale looloo waral mu leen di dooleel rawatina Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz, Ahmed Aïdara, Déthié Fall ak Khalifa Sall ak ñeneen ña ca biir ñëpp nee na Barthélémy Diaz dafa war a dëgër ndax mi ngi dund jamono ji li ñu doon dunduloo Khalifa Sall. Serigne Moustapha di wëyal naan leen bu leen bàyyi xeex bi ba atum 2024 bu leen xeeb itam lenn lu bawoo ci nguur gi bu waxtu wi jotee moom dana def la muy def ci anamam wëy leen rek di xeex maa ngi seen wet teg si nee na moo yor seeni xarfa xuufa maanaam daal seeni cumbikaay bu leen ragal dara liggéey leen ma yor li si des nañu xam ni rek defagul dara nguur gi danañu xam moom mooy kan législative moo di rek njëlbeen lekk njeexantalu Macky Sall gi ci dox ñaxtu ya yoon tere nag Serigne Moustapha nee na geneen yoon dafay génn. Bougane Gueye Dany la mu bëgg jamono ji moo di rek ku jéggi booloo xeex ngi rek sàmm démocratie wu Sénégal. Bougane dafa bëgg a bokk ci xeex ba kuréelu Yewwi Askan Wi tàmbali jublu ci dakkal doxalinu njiitu réew mi Macky Sall ak ñoñam ci ab conférence de presse patron des médias bi wax na ni rek ku jéggi dañu war a ànd ci xeex bi ngir xamal Macky Sall ni rek du moom élection yi ba di ko amal nee na nag li ñuy gën di dem ak Macky Sall muy gën di génnee jikkoom kenn amul sécurité ci nguuram gi. Lu bees juddu na ci mbirum Assane Mbacké ma ñuy toppee acte contre nature corruption de mineur ak détournement de mineur ñu war ko àtte ca chambre criminelle ndogal la nag ba si ñu génn la ñu ko xamle procureur dafa déclaré wu woon incompétent ci mbir mi daal koy jébbal chambre criminelle waaye itam requalification wu fee yi def ko viol ay avocat wu défense gi ànduñu ca woon ndax dañu ne rek seen client déglu nañu ko ba noppi ba tax na dañu ko war a àtte ji ca tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru waraloon tribunal ga dàkkaatoon mbir mi ba bés yi ñu génn juge bi woy ci réquisitoire du procureur daal di jël ndogalu rek yóbbu Assane Mbacké ca kanami chambre criminelle. Gannaaw ña ñàkkoon seen bakkan ci ndaje ma kuréelu ku jéggi woote woon Papa Djibril Fall dafa sànni woon ay kàddu njiitu réew mi Macky Sall Ousmane Sonko ak homme politique yépp woote woon ndaje te dara xew sa laaj gamu ca toftal moo di kon ana lan moo tax rek mu bëgg di leen tere seen dox ñaxtu yi te constitution bi may leen ko ba tax na mu ni rek bu toppoon liy yoon weñ sax du dee asatuma la ay nit. Cheikh Tidiane Sy moo di turam waaye taalibe Serigne Moustapha yu bari capitaine la ñu di ko woowee mu mel ne nag la ñu dakkal seen contrat ak Dakar Arena da ko laal ba mu yëkkati ay kaddu di xamal waaye juróom wi ne rek xamuñu ni mënuñu la fuuxal ndax ñun ñii di ay simple taalibe dong faale wuñu leen waxuma laak yow muy woyal naan ko benn wax rek ngay wax ñu def te duñu ci teg baat jox ñu ndigal ñu def Sénégal doom àdduna du neex ba ñu mel ne yow loolu waral seen xol di dagg capitaine nee na soxlawuñu sax Dakar Arena ndax mën nañu amal seen xew-xew bi fépp pare nañoo joxe seen bakkan ngir moom capitaine ay jooy la ca toftal. Rappeur bi di Mortala Gueye ñu gën ko xam ci nit dof doon na défendre njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko artiste bi nee na meeru Ziguinchor gi injustice lay dund ci la ñu nangu passeport am tere ko tukki ci la ñu di ko saaga ak yàq xeteme ndax xeet ga mu bokk nee na nag Ousmane Sonko mësuñu sàcc 15 dugal si ay compte bancaire am ni ko rek ñenn ñi defee fii ci nguur gi moo fësal ñawte fi ñuy def askan wi ci ginnaaw jéggiwu ca benn yoon nag Aliou Sall ma muy wax ni sàcc la waaye daal loolee terewu ko tukki Bougazeli ma muy wax ni trafiquant la waaye xelam dafa dal ak Mamour Diallo mi muy wax ni rek dafa détourné ay fonds ñu di ko protéger ñu tere Ousmane Sonko julli ju jumaato loolee jaaxalul kenn di faat ay ndaw yu ngànnaayuwul rappeur bi teg na ci ni rek ëllëg bu sunu borom di atte loolee bu kenn mer ndax ñoom ñoo fi jubilé woon. bu nu sukkandikoo ci xibaar yi teg nañu loxo benn ndaw yi Pastef ca Touba gannaaw saaga yu ñaaw ya mu doon saaga njiitu réew mi Macky Sall ca ndaje ma woon na fii ci Ndakaaru mi ngi wuyoo ci turu Abdou Fall dëkk Jannatu Mahwa ca Touba ab vidéo la defoon nag ba takk der yi doon jàmmaarloog manifestant yi ci la yëkkatee yooyu le kaddu doon wax ni bu ñu tëjee Ousmane Sonko danañu taal réew mi yamu ca nag mu saaga njiitu réew mi Macky Sall ci njeexantalu vidéo bi nag la wane kanamam ñu daal di koy localiser ca Touba jàpp ko dibéer gi weesu takk der yaa ko jébbal waa
sûreté urbaine bu commissariat centralu Ndakaaru ñeel l'enquête bi. Gabriel Kane kenn dootul naatable digganteem ak Adji Raby Sarr ndax dafa dëkk di ko xeexal dal dinay nag xamal sunu ay naataango ni dañu ko dàkk fa mu doon liggéeyee ndax la muy défendre masseuse bi di tuumal Ousmane Sonko ci mbirum viol ak menace de mort te nee na rek ay nit ñoo ngi wër di yàq deram ci presse bi. féministe bi nag xamle na ni rek juróom benni weer a ngi jotul salaire am waaye daal dañu yóbbu ci yoon njaatigéem. lu sax si xolu doomu aadama ba foo ko tudd xol yëpp ay feex ni mu bare ci dëkk bi noonu la wutee waaye bijouterie Zamzam yàlla def na ni kuy jaay or fii ci Sénégal plus de 40 ans au service ca marché Tilène te ku nu jaay or nga ni gongo déglul 18 carats 21 carats seetal lii ay boucle d'oreille bague am nañu ko sautoir en or 18 filigrane extra super extra néo néo reyka xoolal pomi bi 21 carats Bahreïn ak India bi yëpp am nañu ko li ma gën a neex ci place bi mooy client bu ñëw ñu def la ab star alors qu'attendez-vous ñi ngi nekk marché Tilène rue 19 angle 18 téléphone 77 462 41 41 ou le 77 681 57 38 ou 77 924 45 20 dama ni neexul ba neexul waaye or bi jeg ji bëgg noo boutique Zamzam rek la. Idriss Goudiaby bokk na ci ndaw yo ñàkk seen bakkan ba si ñu génn ci ndaje ma kuréelu Yewwi Askan Wi doon na amal fii ci Ndakaaru l'autopsie ba di biral ni rek ma nga génn àddina gannaaw ay gaañu yu wundoo ci arme blanche waa këram nag weddi nañu rapport médico-légal bi tey wax ni am na ñu gis benn gendarme mu tiré Goudiaby nee nañu nag ginnaaw loolu mu am benn médecin bu gaawantu defal ko opération génne bal bi xëy na loolee tax rek mu am dagg-dagg ci yaram wi nee nañu gendarme ba tiré sax seen doom jigéen la teg nañu ci ne rek danañu dem ci mbir mi ba mu jeex ci ab communiqué gu ñu fësal ba si ñu génn procureur de la République bu Ziguinchor lancé na si appel à témoins. Ordre national des médecins du Sénégal lañu tontu woon Ndella Madior Diouf ci ab sortie gu mu defoon ba si ñu génn ñoom nag ñu ne directrice su Safir FM bi mënul liggéeyu médecine fii ci Sénégal docteur Boli Diop ma signé document gox doon wax ni rek am na ci ay situation yu ñu mën a jox diabétique lii di sérum glucosé Ndella doon wax ni rek moo tax daba booy faatu Ndella delsi na di leen tontuwaat te di wax ni rek du jóg fa mu taxaw ndax kenn mënul soppi xalaatam pratiqué wul médecine waaye daal médecin la te kenn mënul dindi juróom-benn atu médecine yi mu def teg ci nee na rek at mi ñëw sax dana fexe rek soutenir doctorat d'état wam nee na nag sorti ga mu defoon leen dong la ca jublu woon moo di ñu xam lan moo faat Daba Boy. Examen yu certificat de fin d'études élémentaires ak concours d'entrée en 6e bi commencé na rek àllarba gi weesu fépp ci Sénégal ñeel langue et communication sujet ba ñu jox élèves yi moo di rek ñu nettali la xewoon dibéer juróom benni fan ci weeru février yemook njël benn yoon bi Sénégal jël coupe d'Afrique des nations de football ci fukki ligne ak ñaar dong la ñu ko war a yemale Idjatou Diallo candidat ca centre Sainte Bernadette des Almadies doon xamal sunu ay naataango yu Le Soleil ni épreuve bu yomb la ndax ñoom ñëpp ñoo dundandoo kan bi doyen des juges wéy na ci réquisitoire parquet bi Oumar Maham Diallo nag placé na sous mandat de dépôt Kabiline Diatta na ko procureur de la République Amady Diouf bëggee woon Kabiline dañu ni rek moo di lieutenant Paul Lucasine Bassène may njiitu MFDC ña ngi ko jàpp juróom-ñetti fan ci weer wi ca ndaje ma kuréelu Yewwi Askan Wi woote woon nee nañu dafa bëggoon profité ci manifestation gi ngir rek amal ay ñaawteef bu nu sukkandikoo ci l'Observateur mi ñu joxoon xibaar wi Ousmane Kabiline Diatta àllarba la ñu ko yóbbu woon ñeel complot contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, culture ak trafic de chanvre indien. Journal bi wéyal naan taxawal nañu délégation judiciaire ngir teg loxo rebelle ya daw. Maire Sangalkam bi Alpha Bokar Xuma àllarba la ñu ko wóolu woon ca direction de surveillance et de contrôle des sols gannaaw ab plainte gu famille Gueye ca kër Ndiaye Lo ga mu sokkee ko teg ci ndoddam ñeel benn toolu ñeenti hectare. L'Observateur doon xam ne ni Alpha Bokar Xuma déglu nañu ko lu tolloog juróom-ñetti waxtu laata ñu koy rek yóbbu section de recherche bu Colobane foofu it def na fa ay waxtu ñu dooti ko bàyyi la ñu convoqué membre Yewwi bile nag dafa merloo ña fareek moom ba ñu dem fees dell ca buntu Descos di wax ñu libéré ko ginnaaw loolu itam ñaxtu nañu ko it ca kër Ndiaye Lo taal fa ay pneu barré route nationale numéro 10 bi maire Rufisque gi nag Oumar Cissé itam nee na rek la naataangoom bi bañ a bokk ci kuréelu nguur gi moo tax ñu di ko agressé fu mu toll di ko chantage ak menacé. Macky Sall nag bu ko yeboo takku ba dëgër daal di waajal rek ndax ku jégaa ngi ci kawam gannaaw concert des casseroles ga ñu amaloon àllax ba gi weesu fépp ci Sénégal Yewwi ak Wallu dañu bëgg a yéegal niveau
niveau bi bu nu sukkandikoo ci le témoin mi jokkoo ak benn responsable kuréelu Yewwi Askan Wi ku jéggi danañu booloo dal ci kaw nguuru Macky Sall gi la ñuy waajal di nuit des barricades xel yëpp dem nag ci événement ya woon weeru mai atum 1968 ca France ba ay étudiants booloowee ànd ak ouvrier fees dell ci mbedd Paris yi ngir dox ñaxtu jàmmarloo doxoon sa diggante étudiants yeeg takk der yi ngir rek ñu yeewi ñañu tegoon loxo. Sénégalais bi di Habilam moo di tiktokeur bi ëpp lu ñu koy seetaan ci àdduna bi ak 142 millions de followers yu mu dajale romb na nag américaine bi di Charli D'Amelio Habilam moo di turam dëgg mi nga am ñaar fukki at ak ñaar nekk ci réew Italie weeru mars atum 2020 la ñu ko dàqoon ca usine Turin nga mu doon liggéeyee mu tàmbalee foo ci jamono yu mbas mi doon def ay vidéo di ko dugal ci TikTok bi ba jaaree fa rek nit ñi bëgg li muy def ba tey ni mu ci amee succès. Malick Sall fanweeri at ak ñeent ab soldat de première classe la ca rek bataillon de renaissance et d'appui bu camp militaire Mamadou Lamine Dramé bu Tambacounda am na benn soxna ak juróomi bant àllarba la ñu ko teg daanuk ñaari atu kaso gu muy tëdd ñeel cession de drogue ba noppi amandu ko 210 000 l'enquête bay xamle ni rek talaata fukki fan ak ñeent la élément yu brigade régionale des stupéfiants bu Tambacounda jotub appel bu leen di yëgal benn réseau wu drogue bu ab militaire bokk ca quartier Camp Navétane bu Tambacounda takk der ya dem ca bërëb ya ay boori 21h teg loxo Malick Sall ñu yóbbu ko placé ko en garde à vue ba noppi rek placé ko sous mandat de dépôt ca maison d'arrêt et de correction bu Tambacounda àllarba ba ko àttekat di laajee nag dafa nangu tuuma ya ñu koy toppee mu ni rek dafa jógee mission àndaale feebar médecin bi ni ko na dem këram toog mën a faju mu profito ca nag ñibbi Tamba àndaale juróom-ñaar yi rek kilogramme drogue jox ko cousin wam ngir mu jaay ko nee na nag rëccu na la mu def dafa juum ba tax na muy ñaan ñu àtte ko ci yërmande ñaari atu kaso lay tëdd ba noppi fay 210 000 ni ñu ko xamle ci njëlbeen. Benoît Sambou ma nga woon rek ca émission Ndaari Gayami ITV ba si ñu génn mandataire benn bokk yaakaar gi nag ci élection législative ya ñu jëm joxe na ay xibaar ci kii di Guy Marius Sagna ak la mu doon waajal ba ñu ne ëllëg la manifestation gi. Benoît Sambou nee na gi ak ñooñam dañu amuloon benn ndaje ca Djibélor ay boori 1h du matin la ko wundu di dugg ci kër autorité nekk Ziguinchor ci waxtu manifestation gi la mu bëgg moo di ñu ubbi l'enquête ngir xam ci yan anam la manifestant ya ñàkkee seen bakkan ba su fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi. procès wu Mame Diarra Fam ak Déthié Fall ña ngi ko jàppoon àllax ba gi weesu waaye daal dañu ko mujjoon dakkaat ba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi doon biral ab problème mu Sall mu wute lool ak la Ousmane Sonko xamle njiital kuréelu Pastef gi nee na ministre Malick Sall moo wax rek ñu renvoyé procès gi ndax nee na mbëbatu ñi nekk ci nguur gi moo di ñu fexe ba yenn tête de liste yi ci département yi bañ a bokk ci élection législative yi te la ñu nar ak ñooñu la gëm ni rek moom la ñu fas yéene def itam meeru Guédiawaye gile di Ahmed Aïdara loolu waral Ousmane Sonko di woo Sénégalais yëpp ñu jug ndax nee na Macky Sall mi ngi ci yoonu am ñetteeli mandat te waruñu ko nangu. Ousmane Sonko wéyal na di ñaax takk der yi ngir ñu jël seen ay responsabilité l'armée bi itam jël ay matuwaayam ngir ñu bañ a bàyyi Macky Sall programme am bi mu tekk daal di anto. Mor Gueye bokk na ci fukki nit ak benn ya ñu tegoon loxo doon leen dut baa xam ne dañu bëggoon profito ca ndaje ma kuréelu ku jéggi woote woon amalay ñaawteef fii ci Ndakaaru seen ay cible di woon Auchan centrale électrique bu Cap des Biches siège direction générale des élections bu conseil constitutionnel RTS ak këru ñenn ci ñi nekk rek ci nguur gi nañu dippee seen bopp di force spéciale ak Black Panther bu nu sukkandikoo ci les échos. Mor Gueye WhatsApp la tàmm waxtaane ak Telegram di joxe ay xibaar wa ilaa rek di fa wut jotee ay ndigal waxtaanam yooyee nag l'enquêteur yu sûreté urbaine yor moom ak Max Kilomati la moom mi lee ak Ousseynou Seck mi ñu gën a xam ci Alxenaton la ñu wax ni rek ñoo nekk ci ginnaaw lu ni mel ba ñu saytoo téléphone Mor Gueye ci la ñu amee firnde ni dañu am lu ñu doon waajal juróom-ñeenti fan ci weeru avril ba ndëgg ni bés boobu nag la Max doon waxtaan ak moom ci ni ñuy war a def rek ba faat Adji Raby Sarr may tuumal Ousmane Sonko ci viol ak menace de mort. Mor Gueye tontu woon ko ni rek jéem a faat Adji Raby Sarr risque bu rëy la les échos di woyal naan ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai Kilomati yónnee bataaxal Mor Gueye ni ko na jàll ci mbir mi Mor xamaloon ko ni rek ma nga woon ak matraque ya paaka ya RG ak essence texte identifié na cible ya ba noppi bés wu la 5 juin ay boori 9h21 Mor Gueye ni ko rek nañu njëkk a attaqué siège direction générale des élections ak bu conseil constitutionnel ak itam kër autorité ya Max ni ko rek naxaaj mbooloo ma fukki nit yu nekk jël benn cible Kilomati yónnee ko geneen message vocal ni ko nañu taal kër Aliou Sall ca Guédiawaye song magasin Auchan ak RTS le 15 juin ay boori 16h47 Mor Gueye jotaat message yu ku ñu naan Aliou commandement mu ni ko rek na fépp boy. Mor Gueye la ñu dénkoon wàllum lakk gi démb ci aljuma ji la ñu leen doon wanaleeg procureur ña nga doon leen toppee complot
contre l'autorité de l'État, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes à feu ak financement du terrorisme ñoom ñëpp la ñu defeere parquet ba. lu bees juddu na ci mbirum passeport diplomatique yi député Mamadou Sall ma juge bu ñaareeli cabinet bi placé woon sous mandat de dépôt daal dinañu am liberté parlementaire bi ña nga tegoon ci ndoddam daanuk ñaari at yu mu waroon a tëdd juróom-benni weer ya ci la ñu doon ko toppee yemook abus de confiance ak escroquerie. Les Échos di xamle ni dibéer la génn kaso naataangoom bi di Boubacar Biaye moom ma nga def foofu ba léegi daanuk juróomi at yu muy tëdd ñaari weer ya la ñu ko tegoon ñeel complicité de faux ak usage de faux. L'enquête ba ñu ca ubbi woon ci la ñu jàppee El Hadji Diadji Condé ma ñu ne rek moo jiite lépp fukki fan ak ñett ci weeru septembre la ñu ko placé woon sous mandat de dépôt. Noah Fadiga doom ci Khalilou Fadiga mooy àddu ci future sélection nationale am di wax ni tànnagul diggante Sénégal ak Belgique donte sélectionneur gaynde yi di Aliou Cissé biral na intérêt gi mu am ngi rek mu ñëw ci rangu champion d'Afrique yi ci ay kàddoom muy wax ne ñëpp xam nañu histoire rek papam moom nag dafa bëgg Sénégal ndax moo di ñaareeli réewam bu du yomb nag dina ci xalaat waxtaan si itam ak ay waajuram waaye daal moom mooy tànn. Mbokk yi lii la ñu leen di loon tey ci buzz de la semaine ni ñu koy defee gaaw bu jot duma tay ci di leen ko bamtuwaatal li gën a fës ci xabaar ruus ci biir semaine bi la ñu leen di baaxee waat bu ñu ca noppee dal di leen bàyyee tontu beek laaj bi ngeen analyser ko seen bopp. dama fay jaare rek di jaajëfal équipe technique Dakar Buzz yëpp di jaajëfal Amadou Malika mi fare woon ci caméra bi di jaajëfal Muntaga di leen jaajëfal yéen itam di leen jox dig daje beneen nas gaawo incha allah.